am mbégte di jàkkaarloog yéen ci seen télévision Futur Média seetu askan wi leen di fekk ci li ngeen bëgg di leen ci teral ci loolu la ñu amee tey jataay boo xam ni teewaayu ñi fi toog mooy tegtale màggaayu jataay bi ñan ñoo fi toog ak fan la ñu jëm ñi fi toog ñooy ñi nga xam ni ñoo séq làmb bëgg ko doxal ngan ko jëmale ko ca kanam ñan ñoo fi toog mooy ñi nga xam ni moom la groupe Futur Média am ci li nga xam moo lëkkaloog ñoom yanu làmb jëmale ko sanam ki wax mu tax GFM Entertainment mi nga xam ni wàllu làmb ak lépp loo xam ni événementiel la def ci yëngu ñi toog ci plateau bi dinaa leen ko présenter mbokk yi ngeen xam ni tey jii bis bu rëy am na ci fii nga xam ni mooy groupe Futur Média rawate nag li nga xam ni mooy GFM Entertainment présentation bi du yeex maa ngi toog ci sama ndijoor ak sama jarbaat ngeen gën ko xam muy Lamine Samba ki mu dendal ci ndijooram muy sunu kilifa ki nga xam ni moom moo ni damay ànd ak yéen di leen gunge ci lépp loo xam ni groupe bi ànd na ko te yore ko te ma war cee taxaw indi ko ci dinañ ci dikk ak moom mooy ki nga xam ni mooy jiite mooy sunu kilifa mooy monsieur le ministre Youssou Ndour mbokk yi mag ñi ne nanu dem gànnaar maga ca baax waaye ndaw lu sawar waaye boo boolee am mag ak ndaw lu sawar sa yoon day gën a gaaw mi ngi dend ak ki nga xam ni mooy responsable GFM Entertainment ñu koy wax Charles Faye ki nekk sama càmmoñ jarul la présenté naam waaye télévision laaje noonu mooy sëñ Fallou Luc Nicolaï mi nga xam ni moo nekk ci kuréel googu nga xam ni mooy Luc Nicolaï & Co ci lépp ci làmb ci màggaayu làmb ak ci doxalinu làmb mi ngi dend ak ki nga xam ni foo ko seen ko muy ki nga xam mooy Pape Faye ngi noonu moom mooy wax ci turu lépp lu nga xam ni Luc Nicolaï & Co daf koy amal ci événementiel waaye mbokk yi mënoo tudd làmb fii ñu toog te tuddoo ki nga xam ni mooy Cheikh Thierno Ndiaye ndaanaan boo xam ni ñépp xam nañ ko ci xalaatam ak ci wax làmb mi ngi dend ak le chroniqueur la bibliothèque ambulante de la télévision Futur Média muy El Hadji Ngagne Diagne mi ngi dend ak ki nga xam ni mooy Jean Pierre koo xam ni dafa ànd ak Luc Nicolaï di ànd ak moom di liggéey ki ci càmmoñam ñu ngi koy wax Mbaye Diagne ci la bokk waaye mi ngi dend ak kenn koo xam ni mbokk la ci ñun di suñu rakk muy ki nga xam mooy El Hadji Samba waaye ci ginnaaw l'homme de l'ombre celui qui mène la réflexion ki nga xam ni bokk na ci lépp mooy le professeur mi ngi nekk ci ginnaaw ak assisé ay ni na mi nga xam ni moom mooy professeur bi nga xam ne mooy xalaat lépp loo xam ni day jëm ci tëralin mbokku téléspectateurs yi waxtaan wi dafa nar a neex waaye bala ngaa bëgg a xam ci lan la ñu yor ak ki nu séqal bis bi kan la ma wax leen ni kan mooy Luc Nicolaï Mao boo paree nga indil ma kan mooy Luc Nicolaï ma dugg indi ci waxtaan wi ndax lëfit bala nga koo wax da nga koy xam Luc Nicolaï. Cheikh Fallou Luc Nicolaï bokk na ci ñi organiser yeesal ak coppi nañuy taxawalee grand combat fii ci Sénégal ba mu dikkee ci arène bi ci atum 1999 taxawal combat mu njëkk doxoon diggante Tyson ak Mor Fadam promoteur Petite Côte bi jot naa kon def ay jéego gën a xarañal liggéeyam ba bokk ci ñu gën a xor loxo ci wàllu taxawal ay affiche ci Sénégal ci combat yi gën a mag te gën a dofloo waa Sénégal tax ba ku ci nekk yor sa kàddu di wax dimanche ju ne mën nañ caa lim combat yi mu tëggoon diggante Modou Lo ca ba muy door moom ak Lac de Guiers mbaa diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo combat boo xam ni lëmbee woon na Sénégal ak sax fudul Sénégal nu jàpp ni foofa le Luc Nicolaï di yem mu may waa Sénégal affiche bu ñëpp doon yaakaar a am muy combat bu doxoon diggante Yékini buuru làmb ji ak Balla Gaye numéro 2 mi ko doon tey jii booba combat mi ngi ko tëggoon ci ñaar fukki fan ak ñaar ci avril 2012 déet na waay Luc Nicolaï ñambaas daa ji tàgguwale monde arène bu Sénégal bi combat bi doxoon diggante Bombardier B52 bu Mbour ak Tapha Tine taq ci répp takkusaan googa ñëpp a ngi koy fàttaliku ci stade Demba Diop ndax spectacle ak organisation bu jaar yoon loola ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci atum 2012 bi la xewoon kilifa yi
structure bi di Luc Nicolaï & Co am gis-gis bu wuute lool ak ñi fi nekkoon am ci naka la ñuy taxawalee grand combat ci naka la ñu koy siiwalee ci naka la ñu koy jaayee ak itam bu ñu yeggee ca bés ba naka la ñuy def ba mu nekk spectacle bu mucc ayib ñu mun koo jaay fu ne noona la Cheikh Fallou Luc Nicolaï daal di kon ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo njëkk dugal ci arène sénégalaise ci waxtu bu ñu waaj a soufflé grand combat lu ñu duppee ab feu d'artifice te dañoo jëlale lu jàppoon jëm ci organisation ay concert ci biir grand combat yi ay spectacle ak i démonstration yoo xam ni ay artistes ak yeneen nit ñu siiw daan nañu ko def waaye Cheikh Fallou Luc Nicolaï bëri na ci ay soppe ak i nit ñu ko jege lool ñoo xam ne umpale woon nañu ni ci atum 1980 jot naa kon dem France ca Bordeaux jot naa sax nekk militaire ci armée française moom gonek rudis gi nga xam ne jot naa jaar itam fële ca Pikine ci wetu Baboy ak magu Baboy bi jot naa kon doon itam animateur ba mu nekkee gone waaye ba mu dikkee ci làmb ji moom Cheikh Fallou Luc Nicolaï yemul rek ci di tëgg ay grand combat ndax itam bokk na ci ñi siiwal yenn ci ay mbër yoo xam ni tey ñi ngee toj arène bi ñu mën caa lim Siteu bu Lansar moom Cheikh Fallou Luc Nicolaï mooy ki ko njëkk fay cachet bu gën a fort bu bëree grand combat waaye Tapha Tine itam bokk na ci mbër yi nga xam ni moom Cheikh Fallou Luc Nicolaï moo leen sanc ci ëttu mag ñi jox leen doole fulal leen ba noppi gëddaal leen ay atam weesu ñeen fukk moom Cheikh Fallou Luc Nicolaï am ñaari soxna ak i bant nekk itam ku jege lool njabootu Serigne Touba gii loola tax sax kon ba ñu koy woowee Cheikh Fallou Luc Nicolaï te tur booba ma nga judd ci ndaje mu doxoon digganteem ak waa kër Serigne Touba jaare ci jëmmu Serigne Bara Mbacké mu tedd mi jàpp nañu ni ak Cheikh Fallou Luc Nicolaï coofal mbuur gi saa su dikkee ci làmb ji lépp yëngu ba ku ko romb xam ni moom Cheikh Fallou Luc Nicolaï moo fi jaar. jërëjëf mbokk yi defe naa ni loolu leer na kooku Luc Nicolaï ñu ko gën a wax sëñ Fallou Luc Nicolaï ànd ak ñi nga xam ni ñoom la séqal Luc Nicolaï & Co moo ñëw tey teew fii ci TFM bëgg a lëkkaloo ci partenariat boo xam ni daf ciy lëkkaloo ak GFM Entertainment mi nga xam ni mooy gérer lépp luy làmb ak événementiel ci biir groupe Futurs Médias tey jii ci at mii ñu dugg muy atum 2015 lépp lu ciy làmb mu ni seetlu naa gisaane naa xool naa gis naa ne ànd ak ñii mooy lépp moo may jëme fa ma bëgg a jëm moo tax tey jii ma ñëw pour ànd ak ñoom ñu signé loolu nga xam moo war a lëkkale du ma sori Lamine bisa ngi noonu événement ngi noonu lan nga may wax. Alaaji bëgg naa la. ziyaare naa képp koo xam ne yaa ngi seetaan télévision Futurs Médias sama xol dafa sedd léegi bi monsieur le ministre tàccoo ci portrait bi nga xamante ni Malal def na ko maanaam dafa def round up leeral kan mooy Serigne Fallou Luc Nicolaï waaye jotaay yu mel nii Alaaji Abdou Aziz lu tax mu dangereux mooy bu fekkee ni ay kilifa dañoo toog di ko nas maanaam toog ngir def finition am na fu ñu ko tàmbalee ci ay bureau ci ay kër ba soog ko saam nag askan wi war cee mën a jot te waaye li ma jaaxal ci jotaay bi mooy ay leader ñoo daje kii groupe am leader la ci fànn yu mu nekk kii ci li muy lëngu leader la ci man damaa xamul ñaari leader bu ñu dajee nan lañ ko war a mën a tuddee Alaaji Abdou Aziz Mbaye dama ko wutal tur waaye nit bu sóoboo ci yoon am na lu mu bëgg am na fu mu jëm Luc laa koy wax Luc Nicolaï fii ñu toog tey nga tem ba tànn li nga xam ni ñoom nga bëgg a àndal muy GFM Entertainment ci li nga xam ni moom la wàllu làmb ak événementiel lu tax nga tànn béréb bii tey ak ñii nga bëgg a àndal ak fan nga jëm ak ñoom. waaw Abdou Aziz di am mbégte bu rëy ñëw ci kër gi xam ne bu ma fi duggee dama naan du ma fi gan bu ma la xoolee xool Alaaji Ngagne Diagne xool Thierno Ndiaye Lamine Samba ak Charles mi xam ne bi ñu xamante ëpp na léegi 30 ans donc ak sama mag ji toog di Youssou Ndour donc sama xel day dal bu baax a baax a baax mais nag bala may dugg ci waxtaan bi damay gërëm bu baax ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan di sant bu baax sama sëriñ Bara Mbacké Falilou et di sant aussi njabootu sëñ Touba bi yëpp di sant aussi Sénégal gi yëpp daal bala ñuy gën a sore ci waxtaan bi di wax ne loolu rek laa doon nuyoo di wax ne am naa mbégte mu mag ñëw ci kër gi tey ndax kër gi du ma ne gan laa fi dama naan sama kër la ku ñëw sa kër nag yaakaar naa ne dañuy
daanaka féddali rek mais base bi yaakaar naa ne mu ngi fi woon mi ngi fi woon voilà loolu dëgg la lu bala may dem ci kilifa yi dama bëggoon nga laaj wax tey jii da nga bëgg ànd ak groupe Futurs Médias ci wàllu làmb lan nga ci mën a fas yéene ak lan moo tax tey yi nga xëy rek ni daal ñii laay àndal parce que xam naa ni fi mu bëgg jëm ñii ñoo ma fa mën a gunge. boo ma posé question bi dama lay tontu ak spontanéité parce que du nekk loo xamante ne dama koy xalaat parce que yaakaar naa ne Luc Nicolaï and Co laay wax du ma ne Luc Nicolaï yaakaar naa ne yàgg nañu def liggéey boo xamante ne pour Sénégal la liggéey boo xamante ne ñoom kenn ñoo ci doon ànd mais tey bu ñu toogee xoolaat làmb ji fi mu toll nii xool aussi kilifa bu mel ni Youssou Ndour tey toog monsieur le ministre di suma mag xam ne fi ko yàlla teg moom tegu fa boppam suñu borom moo ko fa teg mu wëlbatiku ne tey parce que li muy def nii je pense que da koy def ngir bëgg Sénégal man loolu laa ci jàng loolu moo tax aussi ma dem ci mbir mi ak engagement bi ma ci demee mënoon naa dem man kenn comme ni ma ko tàmm defee mais dama gis ne ku bëgg réewam la ku bëgg li muy def la xam li muy def di liggéeyloo ay xale aussi mu am lu am importance lu ci am et mooy dañu xaw a bokk ay vision ndax côté artistique bi ak yenn côté yi dañ ko xaw a bokk ak esprit kër gi parce que esprit kër gi ni muy doxee ak man ni may doxee Luc Nicolaï and Co dama am yaakaar ne ci kàttanu suñu borom bu ñu àndee bu ñu yàlla dimbalee mën nañu dem fu sore loolu laa xalaat ci sama njort bu rafet et moo tax tey ba ma ñoom Lamine woowee ñu toog ñun ñëpp ak ñoom Ndiaga ak waa télévision bi yëpp ñu waxtaan dama ne sax waxtaan bi mënul yàgg parce que mise au point rek la woon ndax li yàlla doon dogal na ko bala ñuy toog parce que leeroon na ci bopp yi te xamu nañu ñaar ñu war a ànd lañu waaw loolu daal et loolu laa ci mun a waxagum fi léegi xëy na waxtaan bi di gën a déroulé wu dina am yeneen point yoo xamante ne techniquement ak tactiquement ak ni ñu war a liggéeyee ba nga xamante ne dootuñu toll fi nga xamante ne dañuy ñaan sponsor bi naan ko ñëw leen dimbale ñu ci làmb te làmb nekk produit bu góor a gën a mën a jaay Sénégal mais dinañu liggéey bi tax ñoom ñu ñëw ñaan ñu pour dugg ci biir làmb ji loolu moo tax ma ànd ak leader bu mel nii sama mag ji tey Youssou Ndour. jërëjëf leader bu mel nii sama mag kilifa gi nga xam ne moo ŋànk moo sos xalaatal ni réew mi war naa mën a jëm ca kanam wax naa ba taay ni réew du dox doomi réew maa koy doxal monsieur Youssou Ndour ngay kilifa ci réew mi bëgg aada ak cosaan jox cër bu rëy làmb mandarga bi jarul a sori ku tudd Nganjaan tudd làmb tudd Thierno Ndiaye tudd làmb tudd Lamine Samba tudd làmb tudd Abdou Aziz Mbaye tudd làmb mag ñi amoon lu nu wax bu rëy rëy nee na bisub ji dafa nuroog yàq waaye bisub ngoogu ak weddi ba ngay doggu ubbi da nga ni ñëpp nan daje ci plateau ñu ni ñii lan lañuy def ci plateau te mat ñeent wala juróomi nit tey jii cër boobu nga jox culture te lamb am pàcc bu rëy ci biir culture ma bëggoon a laaj sa vision ak tey jii est-ce que fii nga egsi tey ak jàppale ko xalaat moom nga xalaatoon ba tey nga ànd ak ki nga xam ne mooy Luc Nicolaï and Co. jërëjëf Abdou Aziz gannaaw bu ñu nuyoo téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp à travers le monde di leen ziyaar di leen nuyu di leen sant di leen gërëm maa ngi jiital si nuyoo bi sama rakk di Luc Nicolaï ak compagnie bi nga xamee ni que moom la yore muy Luc Nicolaï and Co ànd ak délégation bu am maanaa bi boo xamee ni que ku leen gis xam ne ne que équipe bu am solo lañ dama ne alhamdulilah Luc li ñëpp bëggoon rek moo am li ñëpp bëggoon moo am ndax yow boo gisee ma tàccu léegi bi reportage bi joxe da nga indi ci làmb lu bare ñun ay homme de culture lañu spectacle bu am ci àdduna bi rek vivre nañ ko donc dañ ko gis bëgg ko ci loolu le plus bi muy apporter ci làmb ba yóbbu ko fi mu ko yóbbu
comme ñun ñëpp ni ñuy amee dog-dog mu am dog-dog Sénégal jooy ñu bare ñu déglu ko wax naa ci moom mii rek laa mës a gis mu am dog-dog nit di dagg émission am directement di wax kon nag dundam ak nekkam fii dafa am solo pour nit ñi loolu yëpp weesu mu ànd ak dal doon taalibe ànd ak dal bu mat sëkk ma koy xool di ko remarquer mësuma bañ a nekk en contact avec moom di ko yóbbante ndaw di ko seet di ko nemmeeku di ko encourager ba yàlla def loolu yëpp dal mu ànd ak dalam ñëw bëgg reprendre ay activités d'abord loolu man dama siy gis ndam parce que kii dafa am njariñ pour làmb ji am njariñ pour société bi am njariñ ci li nga xam ne moom la moo xew léegi muy wàllu média ak événement ñun Sénégal dañu soxla kii donc loolu moo tax ma njëkk a kontaan deuxième bi moom mooy yàlla def aussi ñu yore TFM am ci ay vision yu bare yoo xam ne comme ni mu ko waxee léegi vision yooyu yu bare ànd na ak moom ni muy doxalee parce que fii kër gi dafa yaatu wax naa kër gi ku siis rek bu yeboo nga abal ñu bokkoo fi ku siis bu yeboo nga xam ne bokkoo fi loolu moo waral diversité bi ak nit ñi nga xam ne dañuy bokk di liggéey léegi nag boo gisee tey ma ne man maa ko bi ñu gisantee sama bureau ma ne ko signature ba moom fu moo mën a nekk man maay toog man du ma ñëw ci signature yi bii moom mais damay ñëw wax lu tax signature bi am importance pour nit ñi d'abord avant muy nekk pour télévision Futurs Médias parce que li ma am envie wax ko Ndiaga wax ko toute l'équipe moom mooy xëy na sax du mot bi mais délivrer leen dem leen ak Luc Nicolaï ngeen def autre chose ngeen delloo si waat làmb ba pare yu avancé loo ko donc maa ngi garantir que ne tous les moyens techniques yi nga xam ne dafa war a am si kër gi d'une manière générale dañ ko def à la disposition pour que idées yi nga xam ne que Luc bëgg na ko ñu mën ko réaliser réseau yi ñu am sur le plan international aussi dans le cadre de entertainment bi lépp lu ñu ci mën dinañ ko def di ko wax dalal ak jàmm di wax aussi sunu ouverture en tant que groupe parce que ndey ji Seex jaaxaanaay lay tëgg ubbeeku nañu bu ñu demee ba nga xam ne lii xaatim nañ ko tamit maa ngi leen di ñaan ngeen ubbeeku ak ñeneen ñi ubbi leen yëpp dañ koy organiser rek ubbi leen jaarale ko ci yoon bu leen dàq kenn comme ni ñu leen daan dàqee léeg-léeg ci yéen kii mës naa gis sax mu intervenir benn bés xam nga moom làmb rek ñëw kii ñëw nga dàq ko noonu mën nga ko sax téléphoné live veille ne ko c'est pas la peine ngay ñëw yooyu mais ñëw ba ci biir nit ñi nga koy génn gis naa ko benn bés mu intervenir directement te fekk mi ngi organiser mais bu leen dàq kenn en amont waxtaane la nekk nit ñi sport bi làmb ji sénégalais yëpp ko soxla dañ ko war a suuxat mais nag fii mooy base bi donc Luc dalal ak jàmm yow suma rakk nga ku am njariñ pour Sénégal nga li nga def si làmb ji fii néew ma kenn defu ko de waaye lu ñu ràññee la te taalibe nga nag waaw taalibe googu moom dama ko xam di ko vivre ndax taalibe la kon nag maa ngi lay wax dalal ak jàmm di remercier ñëpp di wax ne que jaru woon sax guddal jarul guddal de ndax teg nañu base yi comme li ko Lamine waxee léegi gisee nañu gisewaat événement bu mag la xeebu ñu ko dara aujourd'hui bu nga xamee ni que làmb dem na ba nga xamee ne sooxee na xëy na ciy wax ñu am ñu délaissé làmb ñu foog ne làmb day daanu Luc Nicolaï jóg GFM Entertainment jóg yeneen promoteur jóg ñu ne dañuy dekki làmb àdduna challenge la nañ ko dekkil kon nag maa leen di gërëm di leen sant. dama am benn question ci monsieur le ministre dafa am lu ma xaw a jaaxal ci waxu Luc ak sa wax da nga toog ak Luc ma dégg nga ne Luc collaboration laa bëgg bugguma ñu signé mais ñu collaborer ñëpp xam ni GFM Entertainment tëgg na combat bu rëy combat bi nga xam ni gars yi mënuñu ko qualifier ñaan du siècle
ñii naan de l'année ñii naan les gladiateurs muy dox ci diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène muy le 5 ku xam Luc Nicolaï xam ni moom mooy l'homme des grands événements léegi chevauchement boobu naka lay demee diggante Luc Nicolaï & Co ak GFM Entertainment naka lay demee au juste. waaw xam naa ne Charles dina dugg ci détail yëpp. mais man bu Luc Nicolaï signé wul woon fii tamit. te événement bu mag noonu ñu am ko. dama ko dem seeti wala man leen dem leen seeti ngeen waxtaan. loolu laa bëggoon mu leer. donc keroog ba ñu toogee dama ne ko lii nga xam ne ko mooy sunu programme bi dañu bëgg nga dugal sa loxo ak sa xalaat. d'ailleurs yaakaar naa ni am na lu war a am fan yi pour le lancement. parce que le lancement de l'événement et xalaatam yaakaar nañ ko ci bu baax teewaayam yaakaar nañ ko ci ba ci loolu foog naa ne que am na lu ñu nas man ak moom ci Mbour sunu dëkk ba. yaakaar naa ni gars yi dinañ ci dellu surtout vraiment kii collaborateur la conseiller la suma rakk la. jërëjëf monsieur Youssou Ndour ci wax bi ñu jàpp ci ñett baat yoo xam ne bu ci nekk xalaat la wax naa équipe bi ca njaga nekk ci bopp bi nous mobiliser tous les moyens humains matériels et techniques pour réussir les événements beneen bi ci des yaatal leen kusis boko ñetteel bi ci am solo mooy ñi ngeen daan si xalaam yëpp woo leen ngeen jox leen seen cër lu tax man la réew mi jox delloo defal teraanga may delloo njukkal waa réew mi kon ku bokk ci réew mi ci nga bokk monsieur Charles Faye yow mi nga xam ne yaa géré GFM Entertainment ci événementiel ak ci wàllu làmb nga am bis bu mel ni diggante yow ak promoteur boo xam ni ñëpp xam nañ ko ci événementiel ban appréciation ngay def tey ci bis bi nga xam ni moom lañ seq ak Luc Nicolaï & Co. waaw nga may ma rek El Hadj ma nuyoo la ñu fi teew ak sénégalais yu ñuy seetaan surtout amateur u làmb parce que tey bés point de départ mooy lu ñuy wax bu njëkk bu ñuy jàng dañu doon ne ready steady go mooy bu ñuy jàng anglais bii mooy ready steady go ñu ngi door a jox le coup d'envoi xëy na de l'événementiel ak lépp loo xamante ni mu ngi ñëw si ay ambition yu doy waar xëy na mais moom lañ bëgg di ñaan nag yàlla dimbali ñu si loolu ñu mun a dem lu may njëkk ne mooy Youssou Ndour daf ma sas parce que ñu ma fi gën a xam làmb ñoo fi toog sas ma am loo xamante ne war naa ko fi def won ko nit ñi ànd si c'est pas facile mais hasard amul parce que Luc Nicolaï ak man bu ñuy xamante du tey dafa mel na yàlla dafa am lu mu bindoon tey moom lay dérouler maa ko mag mais si làmb mooy suma grand frère am savoir faire bu doy waar man suma liggéey mooy le faire savoir ñaari bu ñu ànd lu rëy war na fa jóge bien sûr je pense que tey ak Luc Nicolaï le pari mooy que man ma ànd ak moom nag topp ko tam si gannaawam pour loo xamante ne rendez-vous bu doy waar la si benn vision bu commune mu am ko moom suma président am ko mooy l'industrie du sport si biir lamb bokk si parce que lamb du ñëw rek aspect culture bi du ñëw rek aspect combat bi dafa am économie bu rëy boo xamante ne mu ngi si gannaaw te buñ ko liggéeyee bu baax a baax avec l'un des phénomènes parce que Luc Nicolaï phénomène la si lamb industriel la si lamb homme de culture la si lamb donc buñ dajee war nañ fa mën a génne loo xamante ne lu am solo la donc dinañ liggéey ak moom bu baax a baax je pense que ça va commencer comme l'a dit le président fii ak semaine prochaine rek parce que après lii semaine prochaine dañuy engagé leneen loo xamante nga may ma nag ma jaay suma combat tuuti. bien sûr. ma seen Balla Gaye waaw ñun dañ koy commencer sponsor yi moom xam naa fëgguñu ñëwaguñu si ñoom mais puis Luc Nicolaï moom doonu sori boobu xam naa moom comme lu ñu koy waxee ton pied mon pied ou mon pied ton pied. dans les deux sens noonu lañ koy defee loo xamante ne à partir de dimanche prochain incha allah fii si TFM fii la ñuy lancer le grand événement mu nekk communication ak lépp loo xamante ne dañ koy def si lamb bii di ñëw mu won ko Sénégalais yi ñoom ñu gis ko xam ko lu ñu wax la ñuy jëf dak di ko def ak koo xamante mooy Luc Nicolaï il faut savoir que fii du sa kër rek de ay mbokk nga fi am fii am nga fi mag parce que sa mag la mais si lamb je suis comme ton cadet et maa ngi compter bu baax a baax si ñëpp ñu fi teew muy Ngagne comme tu l'as dit la bibliothèque de la lutte muy Moustapha Gueye suñu waxee suñu histoire ak Moustapha Gueye sam pap Moustapha Gueye bu doon moo doon yóbbu Moustapha Gueye lamb ja sam pap
donc xam nga fii lu nen ma sénégalais baal émotion bi mais lii dafa lancé benn point de départ boo xamante ne defe naa bu neexee yàlla dina sotti te dina neex lool. jërëjëf Charles Faye mi nga xam ni moo ŋànk li nga xam mooy GFM Entertainment ci wàllu làmb ak événementiel damay jox Pape Faye qui symbolise la constance et la fidélité ci li ko laay inco ci taxawaay ak ci jàppale Pape nga ànd ak sa doomu ndey sa mbokk mu ñëw tey ànd ak ñun ci partenariat boo xam ne daf koy seq ak kër gu mag gi lan nga ñuy wax yow Pape Faye en tant qu'homme de culture et en tant qu'homme d'événement. Voilà, merci Abdoul Aziz di kontaan ci plateau bi nga xamante ne partagé na ko avec des hommes de qualité mais avant tout je voudrais saluer nuyu ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp waaye Luc Nicolaï ko mais tontu ci benn question d'abord bu Lamine Samba posé tout à l'heure dafa ne ñaari leader yi bu ñu dajee nu ñu war a tudd seen ndaje c'est important ça alors dans ma petite réflexion dama ni c'est un choc d'amour de deux mastodontes de la République lu tax Youssou aujourd'hui le ministre Youssou Ndour pour ne pas dire le président du groupe c'est le profil le plus achevé de la culture et de la communication dans ce pays-là. Chaque fois que nous avons occasion ci ay événements ñu tase danaa ko junj danaa wax lu ne mel et c'est la vérité au regard de son statut d'artiste planétaire te du jégg na sax loolu wees na loolu kon nag Youssou yaa xam li nga bëgg yenn la ko yàlla defal gis nga bésu tey bi Birane Luc mi ngi nii plusieurs fois avant que ñu am gàllankoor yooyu le démarché na ko dal ñu fekk dans un hôtel de la place n'est-ce pas Luc ñu sóobu woon ci engagé woon ci waaw Charles mi def ci lu bari ci loolu di sama frère Luc aujourd'hui bu nga gisee trophée bii ñu indi ko bi ñu ko koy jox fekk ñun ñu ngi nekkoon ci ay laxasu ay gàllankoor tolof donc loolu ma ne nag il faut que Sénégal gis ko. Il a été sacré meilleur promoteur de cette année-là, 2012-2013. Meilleur promoteur de lutte. Cela veut dire aussi que dans son domaine, mastodonte le. Moi, c'est le choc d'amour de deux mastodontes de la République. Youssou, li nga def nii xamuloo sax dimension bi nga xamante ni am na ko te gisaguñu dara de non. gis nga ci ni ñu dawal quelques semaines ngeen gis c'est comme si c'est un rêve boo xamante ne bii amoon naa ko géntoon naa ko yàlla dogal ko tey ñu réaliser ko waaw te am naa njortu ni ak sunu volonté commune ñun ñëpp ah sunu volonté achevée je pense qu'on va faire l'événement le plus monumental du siècle inchallahu rabbi merci bien. jërëjëf Pape ci loolu nga wax mbokku téléspectateurs yi yéene. bu ànd ak man jëfin day rafet waaye léegi bi ñuy wax dafa am ñaar ñoo xam ni ci lañ bokk egsi ci place bi Moustapha Gueye l'orfèvre de la lutte boroom xam-xam bu mag boobu ak le griot du 3e millénaire ñu xam ko ci kër gi muy El Hadji Mamadou Mbaye Garmi mbokk yi parole bi dinañ ko joxe waaye dama bëgg yéen ñuy seetaan ma fàttali leen ci gis-gis ak dégg-dégg lan la Luc Nicolaï defaroon ci làmb ba tey ji ñu bëgg a ànd ak moom mu bëgg a ànd ak ñun ñu seetaan.
jéggi na léegi cong. Balla Gaye met na. waaye demul. waaw mais demul. Balla Gaye door nañu. daje nañu. Balla Gaye ñoom ñoo. daje nañu moom ñoo ngi door. Balla Gaye bopp na ko Balla Gaye nag moo doon bañ. war na ko ndombo. bañ na sànni daaneel na ko. bañ na daaneel na ko. bañ na ko. bañ na ko. Balla Gaye daaneel na Modou Lo. 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 fëgg na ko ay coup Bombardier wàcc na pour mel ni ku koy kali mu bañ ñoo nga ca làng ga Bombardier nga koy rugaat na ko ardo wala lan fan ak ñaar ci weeru avril Yékini ak Balla Gaye coup de sifflet ba dal na Yékini ngi ne tek Balla Gaye ngi ne tek ñoom ñaar ñu nga lewaatoo Alaaji Cerno Njaay Yékini ak Balla Gaye ñu nga lewaatoo Balla dafa demee Yékini fekk si ko dox 10 secondes passé na sàcc ko ci ndox bëgg avancer Balla ñaan na wér daan Balla ñaan na dënn tëfli ko ci dënn bi ñoom ñaar ñu nga lewaatoo mu ni tekk kurpeñ dalagul dara amul ay loxo laalanteeguñu Alaaji Cerno Njaay Yékini dox na ci kawam sirip la ñuy def ñoom ñaar ñi nga lewaatoo Yékini Balla Gaye Yékini Balla Gaye Balla mib na Balla jël na ko songo nañu Balla Yékini door na Balla ngi door Balla jël na ko Balla jël na Yékini laay la laa songo ngañ Yékini ngi yóotu dafa tee ci ngemb li dër ba noppi ndengeñ ko kay nag danañ bëre ñoom ñaar waxoon naa la dañuy bëre laay la Balla ña ko Yékini bañ na Balla ña ko Yékini bañ na ñu bañ Yékini ngay sol loxo ba laay la faqat dina Balla ngi door Balla ngi door faqat dina fi am de Balla Yékini Yékini door na ci gémmiñ gi laay la dina wàcc la mi noo xal ziar na ko sama xol baa ngi bëgg a génn Balla jël nañu tànk bi Yékini rëpp na am na lu xew 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 Balla jël na ko songo nañu Balla jël na ko songo waat nañu ko nooju mu rëpp Yékini añ na ko Balla rasu na Yékini caxabal na ko Yékini Balla Gaye daan na Yékini kooku mooy Luc Nicolaï Enco ci organisation combat yu mag yooyu waaye mbokk yi damay jox ki nga xam mooy Cheikh Thierno Ndiaye ci lu gàtt Cheikh Thierno xam nga waxtu wi du ñu bëgg a tënk yow mi mémoire u làmb ji lan la bis bi fàttali Cheikh Thierno Ndiaye. alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu baax ndax ku nekk ci ñun jotaay bi bëggoon nga ko kon su yàlla womatee sunu lépp boole ñu ciy xol boole ñu ciy jëmm ni jotaay bi daf koy nekkal su ko nekkalee ku ci ne ci ñun war na dellu santaat yàlla sunu boroom delloo ko njukkal Baye Abdou ñeenti savoir day am ba juróom ñaar àddina savoir du fi jóge le savoir faire savoir choisir savoir travailler savoir chercher un résultat positif Pape Faye daf ko wax léegi ci ñaari góor ñiy daje ku ci ne ëmb groupe ba nga ëmb ay battant dong nekk ci ay liggéeykat te Baye Abdou daa nga ma wax ni ma ku liggéey daal bu liggéey ba baaxee nga am résultat bu baax waaye boo liggéeyee te la ngay liggéey baaxul loo te gis yawa menum xel doyul njiit yàllaa koy tànn bi mu leen tànnee ñu doon ay njiit ci groupe yi ñu jiite dañu wéeru ci xelu ñi ñu boot ñépp ànd ak ñoom ci liggéey daje bi xam nga lan la Pape Faye wax na ko léegi am nañu résultat positif dem nañu soo waaxul mën a dabe fekk si pënd bi bala muy wuri Abdou buñ la rawee yawa te àddina ñaar rek la ban ak ban ab gan dog yàlla wax ni
yàlla moo wax sunu borom. subhanahu wa taala nii yëngu-yëngu boo gis ak i ñoñam. Abdou bul sori garmi ba ca États-Unis bi ci Sénégal garmey seen maam. ñii nag. ànd ci liggéey bi réew mi yépp taxaw ni fan lañ koy seetaane ñu ni miroir du Sénégal yamu fa de. c'est le miroir continental mais le miroir du monde entier. télévision Futurs Médias. Cheikh Thierno kenn du yow. waaye Abdou du ma sori de. waaye bul sori Cheikh. du ma sori de. damay bañ. du ma sori de may ma rek Cheikh Thierno. du ma sara bul sori. kon mbokk yi dégg ngeen Cheikh Thierno dégg nga mémoire la ma ngi noonu. damay jox ki nga xam ne mooy moom laa tuddee la bibliothèque ambulante de la lutte sénégalaise El Hadj Ngagne Ndiaye. jërëjëf El Hadj Abdou Aziz monsieur le ministre jërëjëf Luc dañuy sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin lii 6 ans ci ginnaaw 7 ans mas nañ ci waxtaan nga ne ma groupe Futurs Médias télévision de spectacle la te moom laa soxla waxoon nga ko ma leen sa digganteeg le ministre Youssou Ndour nga ne ma sama grand la dinañ liggéey mais Lamine ñu ngi lay gërëm ci coloré ñu ngi lay gërëm ci nga li nga nekk sunu ambassadeur ci Luc Nicolaï loo ci dox xam nañ ko te loo ci dox lu ci ne rek xam nga li tax nga dox ko ndax wóllëre ak cofeel Pape Faye ñu ngi lay gërëm bu baax El Hadj Abdou Aziz jërëjëf Charles merci li may du ma sori. yéen da ngeen ne bon damay dégg ñu ne mooy promoteur bés yu mag yi. fan lañ ko teg. laaj nañ la ko. ok ci moom la Yékini déggee roi des arènes. ci Balla Gaye moom la déggee roi des arènes. du ñaari événement. waaw. wax day am sóoratu da ngeen koy leeral. bi ci des damay tëj nag. damay tëj parce que tey dama kontaan lool monsieur le ministre yal na yàlla doolu jàmm. yal na yàlla doolu sutura. lii mooy le déclic. Luc nit dina daanu du jóg waaye boo barasto ko amal yaakaar ne mën nga jógaat yàlla na fi barasto ko yem. yàlla na la yàlla taxawu. la ca des. drapeau de la paix moom rek moo ko fi mës a def ci làmb indi làmb jamakun fii kon kii réew mi da ko ameel njukkal la ca des panel ci làmb moo ko fi njëkk a organisé moom la ñu wane sànq fii Balla Gaye ak Modou Lo kon li président Youssou wax dëgg la moom waxuma la dara waaye bu fekkee ne sax lu dul dara nit war na ko mën a laaj xalaatam mu di la ko jox seen diggante bii nag yàlla na ko yàlla feere wallahi yàlla na ko yàlla feere coow dina bari nag waaye yàlla na ko yàlla téye waaw yàlla na ko yàlla téye Charles defe naa GFM Entertainment nag ñi ngi doog a xam li tax mu jóg bi ñu tëggee amat seen Balla Gaye loolu taxul c'est pour gérer des événements te événement bi GFM Entertainment moo koy gérer kon yeneen promoteurs yi kaa leen ñeneen ñi nañu ñëw ku amaat leneen loo xam ne événement la te bëgg ñu gérer ko seetal Charles le coordonnateur ñu gérer la ko ci yeneen anam lii moo yëkki GFM Entertainment waaye du ñu ay promoteur merci beaucoup. Vous passez le micro à Jean-Pierre. Juste, vous êtes témoin d'une situation, d'un partenariat. Vous avez certainement un mot à dire. Tout à fait. Bon, ce que je peux dire, bon déjà, je remercie Youssou Ndour et puis Luc Nicolaï et toute l'équipe de TFM qui m'ont accueilli ici. Moi, quand Luc m'a parlé de ce projet, un petit peu de ce mariage entre tout ce qui est spectacle et en même temps tout ce qui est sportif, j'ai trouvé l'idée géniale et j'ai répondu présent aussi sec. Pour la première chose, parce que l'idée est formidable. Puis deuxièmement, parce que Luc, quand il me demande quelque chose, sachant l'homme de terrain qu'il est, je ne peux pas refuser. Et j'essaye de faire le nécessaire pour l'aider un maximum, aussi bien au niveau logistique qu'à tous les autres niveaux, si possible. Merci beaucoup, tous mes remerciements. Mbaye Diagne, yow ci yu gàtt parce que waxtu yu tënk nañu mais comme da ngeen la fekkee foog ñu jox leen seen cër. manager général bi nga xam Luc Nicolaï Enco. man li ma ciy wax du bare. ci li ngañ yemoon rek laay yeggale dafa am lu mu tëb Tyson ba mu bëreeg Mor Fadam ca Gambie affaire lëj li nga ñëw lëjjanti ko ci Dakar te it may gërëm Youssou Ndour di ko nuyu parce que ñoo juddoondoo Medina ma dëkk Ricis mu dëkk Corniche ñu bokk sunu 30 novembre. El Hadj baat bu gàtt ma dem ci ay nina mi nga xam ne mooy. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi remercier suma kilifa bi Youssou Ndour di remercier Luc Nicolaï. Lamine damay àbbu formule Charles bi mu wax léegi dafa ne ñaari leader suñu dajee li ci topp rek mooy
mu dem ca kanam. Inch'Allah maa ngi ñaan événement bi dem si kanam lii ñu entamé Luc Nicolaï de son côté il a des hommes de valeur comme Youssou Ndour ñaari gaynde yu daje nag moom yàlla na ci yàlla def xéwal rek. merci Moustapha yaa ngoog làmb ngi noonu nga xam li xew baat yu gàtt. jërëjëf nga jóg taxaw Moustapha ndax ñu mën laa jël. jóg taxaw de waaw da nga jóg taxaw Moustapha. jërëjëf. le grand tigre. ñu ngi saluer présence bi donc bu ñu bëggee nuyu ñëpp dafay nekk répétition te jamono temps baa ñuy xoj Luc dañ lay souhaiter sa bienvenue te xam ne làmb moo la namoon Sénégal namm la aujourd'hui tey mbër yëpp am nañ bouffe de soulagement parce que nee nañu Luc Nicolaï ñëwaat na ci làmb ji ça c'est alhamdulilah bi alamin nga lëkkoon nag ak ñi nga xam ne dañ jagal lëkkool parce que groupe Futurs Médias dañu wax rek ne dañ bëgg ne la TFM c'est la meilleure des télé je pense que ne nekk jaxatuñu sax toog def griotisme naan ñoo mën lii ñoo mën laa dafa leer nañ fi mu ne nii ci jamono ji leer nañ ci àdduna ba mu daj foo dugg ci monde bi foo jaar ci Europe partout Asie pour ne pas citer continent yëpp ñëpp dañu seetaan télévision Futurs Médias donc Luc Nicolaï ñu ngi lay souhaiter bienvenue et bonne chance pour le reste. merci beaucoup El Hadj Mamadou Mbaye Garmi annoncé naa la léegi foog nga yëkkati sa kaddu. asalaamaaleykum Abdoul Aziz Mame Fama jërëjëf. mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di ñaan jàmm di ndokkeel nag ki nga xam ne nii réew mi yëpp amel nañu ko njukkal mësta wàcc dara yi réew mi kooku mooy notre ministre conseil Youssou Ndour nan ko ñaanal jàmm def na lu rëy de waaye lii nit la ko laa def Abdoul Aziz Mame Fama Alaaji Lamine Samba rëy na nit day seet ànd boo amee ànd da ngay ànd ak koo xam ne kile boo amee gàcc mu am gàcc booy tànn ànd da ngay tànn ànd koo xam ne kile boo rusee mu rus booy tànn ànd da ngay tànn kenn koo xam ne kile dëgg-dëgg du la bàyyi ci benn toolu xare di daw te xam naa ne daal Youssou Ndour du la bàyyi ci benn toolu xare daw njukkal nga nag kenn koo xam ne kii saa su ne daana la ñaanal jàmm muy kan muy Alaaji Ngagne Diagne mii toog dëgg la Mame Matar Mbaye jooru ko du borom biir émission bu di ma soo ubbi day ñaan daal dëgg-dëgg li ñu ko la yàlla ko yàlla delloo jàmm te moom kaddu mooy kaddu mu du Mbaye Garmi kon tey boo ñëwee ci kër gi lee jël sa lépp bàyyi ko ci biir kër gi bëgg a ànd ak Youssou Ndour dëgg-dëgg loolu fierté ñi nga xam ne ni ñoo sëq pencum làmb ji rawatina Alaaji Ngagne Diagne bu baax mi toog ñu ñaan nag dëgg-dëgg lii yàlla ko yàlla dëgëral daroo be nag wàcc nga yow réew mii ñoom ñoo la deseel ndax réew mii amul kenn koo xam ne kii nekk na ci réew mi te joytal ci réew mi te fexe woo ba sa teraanga dem ci moom rawatina nag ki nga xam ne kii muy kilifa nga xam ne nii moom la yàlla jox bopp réew mi lu mu bëgg nga ko xare bu mu yëngu yaa ngi ci wetam mosoo ko jéggi benn yoon ba yàlla teg ko ci bopp réew mi kon yow réew mi ñoo la amal njëkk ñu ngi lay ñaanal yàlla yokk sa jàmm yokk sa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. jërëjëf am na koo xam ni ci Luc Nicolaï & Co mooy l'homme de l'ombre mooy ay nina mooy ki nga xam ni mooy liggéey ci wàllu sponsoring mooy jox affaire marketing kii mooy xalaat ginnaaw Luc Nicolaï ay nina bis baa ngi noonu partenariat ngi noonu lan la mën a jur ak fan la nu mën a yóbbu ñun ñëpp ñun ñi ànd. merci Aziz xanaa di nuyu ñëpp ñu teew fii ak ñi seetaan si Sénégal ak si àddina bi. maa ngi leen di nuyu ñëpp man ñeme ma taxaw ci plateau bi di wax waxu lamb ñi ma wër ñëpp maa leen di seetaan si ni ñuy reporter lamb ak ni ñuy organiser lamb. wax nga ko léegi l'homme de l'ombre maa ngi ci gannaaw di liggéey di liggéey ci gestion de l'événementiel di liggéey carrément ci organisation moo comme mooy sama liggéey maa ngi ci marketing bi benn wax ji ministre bi wax léegi ma neex bi mu ne ouvrir les fenêtres vers l'extérieur cohabitation intégration mooy source de développement c'est un premier pas vers le développement Afrique lu ñu yàqal rek loolu la comme ubbi na bunt yi wasalaam. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi bunt yi ubbiku na waxtaan wi door na Lamine bala may lay jox parce que am na loo war a wax. benn contribution rek la. ñëwal benn contribution la ak benn question bu ndaw ci jëmale ko ci Luc Nicolaï. Monsieur le ministre xam naa sénégalais yi ñuy seetaan tey Luc Nicolaï sénégalais yi kontaan nañu Alaaji Ngagne Diagne sénégalais yi seetaan tey xam nañ ni delloo nañu buum ca mboy ga maanaam tous les sénégalais sont contents Karim yaa ngi koy wax léegi ne lu tax ñu kontaan mooy li ñu gisaat Luc Nicolaï mu ñëw ci biir làmb ji mais li ñu gis Luc Nicolaï toujours mu nekk à côté de Youssou Ndour Sénégal yëpp kontaan nañu xam naa tey boo demee ci réseaux sociaux yi mi ngi toj benn
beneen bi ci topp mooy ñun nitu làmb rek ñoo am ñu ñuy tuddoo njabootu làmb nous sommes une famille une seule ñun ñëpp nag loolu yaakaar naa Luc xam na ko monsieur le ministre xam nga ko sénégalais yi seetaan xam ne ni ñun njaboot lañu famille c'est une famille Luc dañ la xamal ci événement yu mag ngay tëgg ay Balla Gaye ay Modou Lo ay Eumeu Sène ren lan lañu mën a xaar ci yow ci événement dégg nañ nga tëgg Siteu ak Zarko kooku gars yi nee nañu xajul sax stade Demba Diop ndax li Siteu di drainer ak li Zarko di drainer loolu musiba la mais à part loolu dégguñu la ci leneen te xam naa ni am nga looy togg ci suuf Ngagne Diagne xam na Garmi xam na Thier xam na Alaaji Abdou Aziz Mbaye xam na lan la ñu mën a xaar ci yow ci événement yu mag yi d'abord encore ak fan nga jëm. Lamine fi ma jëm mooy événement yu mag événement je pense que ñun ñoo koy créer te lu ñu deful ci làmb ba léegi dootuñu ko defati. ci li ngay woowee yow événement. mooy léegi combat yu mag yi ngay wax combat yu mag. mais je pense que aujourd'hui on va essayer de travailler à la base. ci base bi la ñuy def comme dañ ne dañuy suqali làmb ji. delloo làmb ji fi nga xamante ne foofu la nekkoon. non dañu yem rek ci li ñuy woowee lu mag. on ne le fera pas. je pense qu'on va travailler à la base. en associant. je pense des événements culturels. yoo xamante ne xëy na ci kanam. Abdou Aziz dina ci ñëw ma wax ko ci sama xalaat. parce que on a d'autres projets au-delà de la lutte. et comme je l'ai dit au départ. on ira au-delà de tout ce que les gens pensent. naan lutte bi on est là on va essayer de sponsor ñu ngi leen di ñaan non on demande rien du tout. on va travailler. liggéey li tax sponsor yi bëgg làmb parce que mooy. tu sais il y a des gens qui ont essayé de fustiger la lutte de gauche et à droite pour favoriser d'autres choses. ça on le sait mais bon c'est normal c'est de bonne guerre. mais aujourd'hui ils ont su que c'était pas la bonne solution. donc aujourd'hui je pense que la lutte est là. et je pense que effectivement les lutteurs ne sont pas exempts de tout reproche aussi. ñoom itam am nañu seen wàll boo xam ne def nañ ko parce que respecté tuñu woon. contrat yi ñu doon signé ak promoteurs yi ak sponsors yi mais ils ont compris maintenant et c'est eux-mêmes ñoom ñoo nar a def loo xamante ne sponsor bi dina tax mu dawaat dellu si waat parce que xam nañu li ñuy traversé képp ku fi taxawal tey combat bu mag à part combat bii ma dégg nii je pense que da ngay vaciller rek. voilà dëgg la voilà donc pour tëj rek mooy. li may wax dinañu liggéey man dinaa def ay événements te je pense qu'on a un grand événement que nous devons faire à Fatick. foofu la ñu bëgg a def coproduction bu mag ak GFM. fa ngay ubbee waa ibbee ko foofu ak waa GFM. def fa événement bu mag a mag incha allah combat lutte événement culturel parce que il faut pas aussi yemale yëpp Dakar. ça n'a pas de sens. la décentralisation donc voilà je pense qu'on va aller là-bas d'autres choses on a d'autres combats yoo xam ne ñu ngi koy togg qui sont des combats très attrayants yoo xam ne on va mettre des choses yoo xamante ne dina tax nit ñi gën ko bëgg. et je pense que yàlla defal nañu. loo xamante ne et bu ñu àndee ci xol bu leer suñu borom mën nañu leeralal yoon bi ba dara mënuñu gàllankoor ba ñu egg fu ñu jëm. mbokku téléspectateurs yi seetaankat yi pare leen gox yëpp. mën na noo am loo xam mën na leen fa yóbbu ci lëkkaloo bi nga xam ni groupe Futurs Médias lëkkaloo na ko ak Luc Nicolaï & Co groupe Futurs Médias nag ki leen fi waroon a teewal muy ki nga mooy Mamadou Ibra Kane directeur général bi dafa am ay gant Charles Faye teewal ko fi moom mi nga xam ni moo yor GFM Entertainment ngeen pareel ma document yi pour ñu signer waaye blague bi may laaj Luc Nicolaï événement culturel du lamb rek kon am na ay yeneen xew-xew yu ma yaakaar ni war nga ko mën a lëkkaloo ak yan genre xew ko lay mën a doon. waaw ci loolu laa doon bëgg a ñëw. balaa ñuy indi documents yeeg yooyu encore une fois c'est un grand moment et je pense que lii dal na xel les acteurs de la lutte sponsors yi dégg nañu message ba xam nga la nature a horreur du vide. bien sûr. voilà je pense que gars yi dégg nañu sa waay mu wax. waaw message bi leer na. donc je pense que espoir amaat na. si biir waxtaan bi keroog bu ñu tegee sama bureau dama ne ko Luc dama lay dénk dara teg ko sa loxo mu ne ma lan la ma ne ko man xam nga dama bëgg tourisme dama bëgg Mbour dama fonk Mbour te gox boo xamee ne la ko bu am solo la dama ne jël le grand bal de Saly teg ko ci loxoom.
ne ko toute l'organisation ni mu war a demee et tout na nga ko organiser avant le 5 avril mu nekk aussi pré-événement au événement wu le 5 avril bi incha allah ñoo koy tëgg mu nekk événement boo xamee ni nga xam naa ni foofu lay comme li mu doon wax léegi du ñu yem rek ci sëgg bëre bi mais idée yaa ngi ci ginnaaw. mbokk yi du ma daw ci baatu aat bi nga koy déggee dégg nga li mu wax. du ma daw ci baatu aat bi rek nga koy déggee. Baye Abdou Baye Abdou. Cheikh kaay leen seetaan su ma wóorul. nga jëf ñu nga seetaan. jërëjëf Cheikh na dégg loolu. mbokk yi dégg ngeen loolu événement baa ngi noonu. waxtaan waa ngi noonu. ci li nga xam ni Luc Nicolaï & Co daf ko war a seq ak ki nga xam mooy groupe Futur Média. monsieur Youssou Ndour wax na ko au-delà de l'aspect culturel dafa am lu ñuy séq. grand bal baa ngoo. pare leen yéen waa gox yi nekk côté yooyu. grand bal de Saly. le grand bal de Saly. Luc defe naa ni le grand bal de Saly événement bu rëy la boo xam ni day matérialiser seen partenariat. dëgg la Aziz li nga wax dëgg la mais pour ñëwaat tuuti ci li ma déparé woon sànq. c'est juste pour rappeler aux gens que tey lii mooy wane ne Youssou Ndour monsieur le ministre dafa bokk ci li nga xamante ne dafa bëgg mu doxal réew parce que boo xoolee ci ay waxam il sous-entend le tourisme. ku ne Petite Côte wax le tourisme. ku ne xam na tourisme nu mu demee fu mu toll nii. te ku ne xam na ne ñun Petite Côte la ñu dëkk. am na lu bare lu ñu xam ci tourisme bi. te nag du ñu yem xëy na ci lii mais chaque chose en son temps. bien sûr donc liggéeyal suñu réew moo ñu tax a jóg dinañu ànd lépp li nga xamante ne suñu borom loolu la def en notre possession dinañ ko utiliser mettre ko en œuvre tegal ko Sénégal yi pour suñu partenariat bi doon njëriñu askan bi. loolu la ñuy jéem te je pense que nuit de la Petite Côte boobu ce sera la nuit du tourisme en général. tu vois rehausser le tourisme et ce ne sera pas que la Petite Côte. le Sine Saloum tout le monde va venir. Beaucoup ne Mbour, ne Fatick, ne le Saloum, ne le delta du Saloum. On va faire quelque chose de grandiose. Pourquoi pas ne pas... Non, attends, on est là, on va se mettre tous ensemble pour essayer de propulser les choses. kon mbokk yi defe naa ni dañuy jaar ci acte bi nga xam ni mooy acte protocolaire yi. ñu signé document yi nga xam ni moom la ñu war a séq. muy mandargaal xaatim ni ñun ñaar ñun groupe Futur Média dañuy ànd ak Luc Nicolaï & Co ci lépp événement boo xam day war àll lamb ak lépp loo xam day wóor aada ak cosaan. Abdou Aziz. waaw monsieur le ministre. am na koo xamee nag bëggoon na fekkee lii. ton ami et frère Mbaye Dieye Faye. kooku kenn la ci yow. nekk sa xarit xam naa bari ay engagement sax moo tax woowu ma ko pour bañ ko déranger. ku kontaan la fa mu ne. sa waay la. kon mbokk yi yëf yaa ngi noonu xam ngeen ni. ànd boo gis tubaab a ko wax waaye bu njëkk bu ñu joxontee ñaari loxo ku ne dem loo waxoon doo ko bàyyi. waaye bi tubaab bi ñëwee indi signature foog ñu signé. ginnaaw ba ñu joxontee loxo ba pare. kon mbokk yi réew mi àddina bi pare leen. yéen ñi dëkk Ziguinchor yi yéen nekk Tambacounda région Sénégal yëpp waa Ndar waxoon nañ ko bu yàgg parc Niokolo bokk ak ñëpp dinañ ci indi loo xam ni dina am àggale réew mi ci wàllu tourisme foo xam ni réew mi day jëm kanam. kon ñu taxaw mais Abdou Aziz balaa ngay dem. am na benn information bu mu bëgg a joxe. tey la ñuy démarrer officiellement communication ci diggante Balla Gaye ak nga xamante moom mooy Eumeu Sène tey GFM Entertainment jongante lay doon tey 20h45 loolu na leer na ko ñëpp seetaan mais tey la ñuy wax li xew. non tey la ñuy wax li xew. waaw ñu joxe leer na protocolaire bi. voilà. ñu tàcc loolu. merci beaucoup. lu la war ci réew mi def nga ko. jërëjëf. dama ne koo àndal teral nga ko. félicitations. lu la war ci Sénégal def nga ko. Abdou ko mu ci Fouta Gañ si mu ci Gambie ak Demba Ndiaye mi ci Nioro. Ablaye Daaro Mbaar Matar Daaro Mbaar ma jama yar si taw ci loolu. Sëñ Fall.
dox daje. jéggi na léegi cong. Balla Gaye met na. waaye demul. waaw mais demul. Balla Gaye door nañu. daje nañu. Balla Gaye ñoo ñëw. daje nañu moom noo ngi door. Balla Gaye ba dogo Balla Gaye nag moo bañ. war na ko dogo. bañ na sànni daaneel na ko. bañ na ko. bañ na ko. bañ na ko. Balla Gaye daan na Modou Lo. Balla Gaye daaneel na Modou Lo. Balla Gaye daan na Modou Lo.